صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سدد لساني نوير جناني سفي أماني وزد براي. السلام عليكم mbokki ak xarit yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ma présenté wu pour ñi nga xamante ni miinuñu ma c'est Aboubacar Diabaté. Je suis délégué médical de profession, plus connu sous le nom de docteur Diabaté. Tout docteur bi nag li ko indi mooy xam nga nit ñi moom sooy def émission ci wàllu santé rawatina aussi ngay def traitement yu bari te wuute ci feebar yu bari yu sonal askan wi ba nit ñi di ci gis ay résultats di la recommander ak ñeneen yow rek lañuy jàpp ne yaay seen docteur. loolu tam li ma ko may mooy ginnaaw suñu formation ñuy liggéey ci benn structure sanitaire mondiale bu nekk fépp ci àddina bi ñu ciy liggéey de façon indépendante. loolu tey jii dimbali ñu ak it suñuy gëstu parce que wàllu santé c'est avant tout des innovations mais aussi des recherches. loolu dimbali ñu ba ñu am compétence yu bari ci feebar yu bari yi dal askan wi. tey jii nag mbokk yi ñu bëggoon a ñëw rek waxtaan tuuti ak askan bi par rapport ak li nga xamante ni xew na fële ci hôpital régional bu Louga di massaw bu baax a baax soxna Astu soxna di soxna si nga xamante ni moom la yàlla dogal mu ñàkk bakkanam ci ay conditions yu xaw a metti wax dëgg yàlla ndax tamit yu mel ni neexul ci xol neexul vraiment sax dégg wax dëgg yàlla. kon nag ñu koy jaale bu baax a baax ay mbokkam borom këram waajuram ndax man mii di wax ak yéen rek am na sama benn patiente sage-femme boo xamante ni kii nga xamante ni moo wàññeeku muy Astu Soxna c'est sa meilleure amie. kon nag ñu ngi koy jaale waa réew mi yépp wante di ko jaale ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci corps médical ci hôpital bi nekk Louga parce que itam amul benn agent de santé boo xamante ni ñaan nga yàlla malade des ci say loxo loolu kenn ñaan ko yàlla gënalul kenn itam kon ñu koy jaale le personnel médical. ba tax na tey jii du ñoo ñëw rek pour waxtaan ak mbir mi waxtaan askan ci mbir mi ndax mbokk yi su dee ne dafa am ay mbir yoo xamante ni am na ñu gis ne am na ay manquements yu ci am ñu gis ne am na yenn comportement yoo xamante ni jaaduwul. dafay nekk lu logique lu jaadu pour que vraiment ñu jël des sanctions teg ko ci ñi nga xamante ni xëy na gis nañ ne ñoom ñoo doxalee naka su dul noonu. damay faral di wax ne quand la faute est publique il faut sanctionner publiquement maanaam mbir su dee ne du ñoo def loo xamante ni jaaduwul ñëpp di ko gis suñuy corriger war nañu corriger ñëpp gis ko pour que ñeneen ñi tamit mën cee bàyyi xel. wante au-delà de ça ñi nga xamante ni seen yoon nekk ci ngelawaay ñu bañ leen cee boole ndax damay faral di wax ni tam saa yu ñu généraliser rek daañu tooñ ñoo xamante ni xëy na seen yoon newu ci mbir bi daañu tooñ ñoo xamante ni comportement bi ñu am comportement bu rafet la ci seen diggante ak seeni patient. ndax gis nañ ay sages-femmes yoo xamante ni dafay leen jaral ñu bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp su guddi jotee léeg-léeg dëkkandoo yi woo leen wala sax patiente bi woo leen téléphone ñu bàyyi seen yitte yépp malgré risques yi am ci guddi rawatina ci jigéen dem parce que ñoom ñoo tànn métier bi parce que tout simplement donc li ñuy def duñ koy def ak amour ak passion. gis nañ ay sages-femmes yoo xamante ni du ñuy nekk ci région yu xaw a sori ci réew mi nga xamante ni 14h30 su dee ne fekku la nga pare pour que oto bi lay jël si ñëw jël si la soo matul foofu ngay fanaan yooyu yëpp mooy ay sacrifices yoo xamante ni sages-femmes yi ñu ngi koy def. gis naa ay sages-femmes yoo xamante ni léeg-léeg malade yi ñëw duñu am njëgu ticket ñenn ñi duñu am sax ordonnance ñoom ñoo leen di jël en charge jëndal leen seen ticket jëndal leen ordonnance wala ñu jox leen garab ba suñu amee mën a fay. am na ci koo xamante ni jar may tudd turam mu ngi doon liggéey hôpital bi nga xamante ni moom moo nekk Rufisque nga xamante ni wax dëgg yàlla
moom dafa nekk koo xamante ni même su dee ne amul da koy jara mu dem lebi yaayam kon nag soxna si xam na boppam su ma déggee dina xam boppam hôpital Youssou Margane la nekkoon doon fa liggéey gis nañ ay sages-femmes yoo xamante ni seen relation ak seeni malade dañ dem ba dootu nekk diggante sage-femme ak malade mais day nekk mbokk ba ku ci accoucher ba pare sax ñenn ñi ñu leen tuddee doom ñenn ñi sax ñu di leen tibbal ci ñamu ngénte li ak yu demee nekk noonu loolu yëpp pour wan ne ñëpp yemuñu kon nag suñuy généraliser rek wala ñu yëkkati yenn kàddu yi sage-femme bi nga xamante ni moom moo opté pour vraiment def liggéeyam parce que bëgg na ko parce que daf cee bëgg a jaamu yàlla su déggee yenn kàddu yi mën na ko xëy na déstabiliser mën na ko traumatiser loolu moo waral ñuy ñaan askan wi mbir bu am rek nañu bàyyi ñu war a def seen liggéey ci mbir mi mais surtout tam ñu xam ne nit ñëpp yemuñu ñu xam ne secteur d'activité bu waaye mënti jël dina am ñoo xamante ni duñu def seen liggéey ni mu waree dina am ñoo xamante ni ñoom waxuma sax def seen liggéey mais duñuy def ba def sax lu ëpp seen liggéey am na ay sages-femmes yoo xamante ni léeg-léeg ñuy liggéey ay heures supplémentaires su ko defee duñu laaj sax peut-être prime wala rémunération ñenn ñi certains médecins di jël seeni prime wala seeni motivation sax di ko def ci seeni patients sans pour autant ñu laaj leen yenn frais yi ak yenn possibilités yi juste rek pour wax ne à chaque fois dina am ñoo xamante ni war ñu leen boole ci loo bi suñ jëlee exemple ku mel ni docteur Gorgui Diaw nga xamante ni waxuma la Sénégal waaye àddina kenn doot ko présenté kooku xam nga ne ñaata jigéen la dimbali man mii di wax ak yéen mbokk yi tey jii su ma bëggee santé ba li ci yëngu ba nit ñi dima xamee fu ne ci réew mi ak bitim réew ñuy am ay patientes un peu partout ci diaspora bi ci région yi ak fii ci Dakar mën naa wax ne ki nga xamante ni mooy le médecin colonel hôpital militaire bi nekk IHO muy docteur Pierre John bokk na ci ñi ma gën a motiver bi ma nekkee xale bokk na ci ñi ma doon suivre au niveau de l'hôpital IHO je pense que ne actuellement mu ngi hôpital principal donc juste pour wax la ne toujours rek am na ñoo xamante ni c'est des personnes exemplaires fan yële ñu génn mbokk yi yëgoon ngeen ne am na benn sage-femme bu ñu fi agressé ci benn zone bu ñuy wax Bambali dans la région de Sédhiou man personnellement jotoon naa ko dénoncé ñi nga xamante ñu may suivre ci sama Facebook nañ gis en fait à la date du 21 février donc dénonciation bi ma ci def le 7 mars itam amoon na ay sages-femmes fii ci commune Mbao ñu doon def marche pour dénoncer loolu am bokk naa ci ñi nga xamante ni donc jot naa publier pour vraiment dire non à la violence faite aux sages-femmes mais au-delà de ça donc ñi nga xamante ni ñooy les agents de santé moo xam ñi nekk ci corps médical ou paramédical juste rek pour nit ñi xam ne ñun ñëpp soxla hôpital saa yu ñu jaaxlee nañ soxla hôpital suñu xam-xam lu mu màcc ci benn domaine wala ay domaine léeg-léeg am na fu ñuy toll tam wax dëgg yàlla waa kër docteur rek la ñuy yaakaar kon nag dañoo war a fexe ba les praticiens du secteur mais aussi les patients ñu fexe ba am relation boo xamante ne relation de confiance lay doon relation jàmm lay doon relation wax dëgg yàlla fraternité lay am loolu li ko mën a indi rek mooy ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo opté def métier bi ñu xam ne malade bi dafa am droit damay faral di wax ne accueil ak it wax ju rafet ak it kàddu gu rafet rek mën na faj malade bi 50% même avant que ñu koy jox garab donc loolu yëpp li muy tekki rek mooy que ni am na ci ñoo xamante ni ñu ngi def seen liggéey ni mu waree macha allah su ko defee itam ñi nga xamante ni xëy na léeg-léeg ñu boole ci lu ci bokkul ñooñu ñu gën a defaraat rek seen toggin xam ne li sëñ Fallou Mbacké doon wax jaamu yàlla ci jaami yàlla yi nit ki sa xam-xam mbaa sa am bu bari mu néew ci mu mënee jaamu yàlla maintenant suñu ñëwee ci li nga xamante ni mooy solution yi ñuy proposé mooy que ne na vraiment état bi tamit bàyyi xel
ñi nga xamante ni en fait ñoom ñoo nekk ci wàllu santé ci wàllu jumtukaay c'est vrai que ñu ngi def ay efforts mais ñu gën ko yokk ci wàllu moyen logistique mais aussi ci wàllu motivation xam ngeen ne am na benn association bu tudd association des médecins chômeurs ici au Sénégal su dee ne gis nañ ne médecins yi dafay am ñuy manqué ci yenn zones yi suñu gisee ne am na yenn spécialistes yu manqué ci yenn hôpitaux yi ba pare à côté ñu gis ñu jàng vraiment investir ci seen temps seeni am ñenn ñi sax xëy na du ñu am moyen seeni waajur seeni mbokk dajale jaay seeni bien pour fayal leen ñu jàng ba pare jël seen lijaasa toog amuñu fuñ ko exercer loolu xam ngeen ne mbokk yi nekk na lu doy waar neexul su ko defee kon ñooñu lañ leen bàyyi xel wante it nañu bàyyi xel bu baax a baax que ne en fait li nga xamante ni moom mooy suñuy diggante suñuy malade dafa nekk loo xamante ni il faut que ñuy bàyyi xel bu baax a baax ci relation boobu parce que itam kenn mënul dem bàyyi sa morom médecin bi dafay soxla maladie parce que itam li nga jàng su dee ne amoo foo ko exercer daanaka du la jëriñ it loolu moo tax ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci yenn structure étatique yi wala structure privée yi loolu moo tax ñu di leen fay kon mu nekk benn devoir boo xamante ni duñ ko war a am ak suñu diggante ak suñu patient wante it malade bi xam ne te mënul ñàkk docteur su ko defee donc ñu bàyyi xel bu baax a baax que ne ñii ñoom ñoo ànd ñoom ñoo bokk ndey ñoom ñoo bokk bàyyi donc kàddu yoo xamante ni war nañ ko yëkkati rek na nekk kàddu yu rafet kàddu yoo xamante ni ñu koy yëkkati rek nekk kàddu yoo xamante ni dafay defar donc il faut le dire quand même su dee ne manquement am na war nañu sanctionner quand même war nañu corriger pour que vraiment yu mel ni bañati am au-delà hôpital bi am Louga yenn jafe-jafe yi am ci yeneen hôpitaux yi ñu fexe ko saafara une bonne fois pour toutes parce que vraiment lii moom bëggatuñu mu am ci réew mi wax dëgg yàlla su ko defee donc loolu moom lañ bëggoon a wax comme solution yoo xamante ni xëy na suñ ko doxalee appliqué ko yàlla mën na def donc ñu gën ci gis tawfeex fi may terminer appel bi may lancer rek mooy man en ce qui me concerne personnellement comme ni ma koy faral di waxee le plus souvent prêt na pour collaborer avec tous les agents de santé que ce soit ñu nekk dans le corps médical ou paramédical parce que itam nit ki moo xam lépp ci wàllu santé damay faral di wax ne y a plusieurs médecines su ko defee nag collaboration yi nga xamante ni mën nañ ko def suñu biir dina dimbali nit ñi à ce que nit ki fu dooleem toll à ce que nit ki tamit donc mën a am possibilité à ce que mu mën a donc faj boppam wante it fu dooleem toll rek mu mën a vraiment xam ne mën na am possibilité itam donc am li nga xamante ni mooy li gën ci moom ci wàllu wérgu yaramam looloo tax pour ñu mu intéressé bien entendu ubbi nañ suñu buntu ñëpp parce que suñu objectif du rek na nit ñi ñëw ci ñun ñu leen traité loolu yitteeluñu wàllu santé c'est une question de confiance avant tout nit ki mooy xool li dal xelam ba tax na itam comme mënuñoo dem fu nekk di faj moo tax ñu ubbeeku pour que li ñu xam as tuut ci wàllu santé ñu pare pour partager ko yow mi nga xamante ni agent de santé nga jàng ba am sa diplôme donc am sa niveau am loo xam ci wàllu médecine peut-être que suñu collaborer ñu partager donc société bi rek moo ci jëlee njëriñ askan bi rek ñoo ciy jëlee njëriñ su ko defee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lii rek laa ne woon naa ko yëkkati Sénégal réewu jàmm la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaye nag nañ fexe rek ba lii am bañati fi am ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu bu baax a baax mbokk yi merci et à très bientôt incha allah.